seetaan salaamaaleykum tey moom waxuñu sax ci daara yi parce que xeex boobu moom gañe nañu ko alhamdulilah ndax bi sëñ Muntaxa Mbàkke waxee la xel yépp dal la ñëpp xam fan la dëgg ji féete daara moom dafa am ay réalité am waaye tey dañuy wax ci pèlerinage à la Mecque parce que dañu lire ci benn interview bu Aziz Kébé def ci Dakaractu mu ni dafa am ay personnes yoo xam ni dañoo jàppe seen boppaay star ci pèlerinage à la Mecque mais Aziz Kébé moom moo jàppe star ci pèlerinage bi parce que ñooñu muy lim mel ni Ourey Thiam mel ni ay Pa Cheikh Sadibou Seck mel ni Sophie Diong mel ni Demba Taw mel ni yeneen i kilifa kenn ku mu ci doon dem nga màkk ñaar fukki yoon wala fukki yoon ak juróom wala fukki yoon yóbbu ay ujaaj convoyé leen ci anam gu rafet ñu naw loola respecté la Arabie Saoudite ak Sénégal nga nekk chef d'entreprise kon ñooñu bu leen neexee sax doon ay star ci pèlerinage bi mais star wala nekk star aj màkk jaamu yàlla la ki ñaan bokku ci xol bu lëndëm bokku ci siis ñi ngay àndal bokku ci doxale mu méngoowul ak yoon bokku ci ndax ñooñu dañoo mel noonu man xawma ko ci ñoom mais moom Aziz Kébé bu fekkee nit kuy jéem a jaay nekk star ci pèlerinage bi moom lañu koy tuumaal ni moom la moom mi nga xam ni moo woote réunion institut islamique kilifa yépp ñëw privé bi yépp ñëw amul ordre du jour ñu ñaan ko beneen bis mu ni ku génn salle bi dinaa nangu sa quota waaw Aziz Kébé moom quota bi quota affaire état la état moo ko moom dañu ko ni dañu am délégation générale au pèlerinage kaay ñu def la délégué bi nga nekk ci bopp bi di contrôler di ànd ak ñuy def aj gi ngay liggéeyandoo ak ñoom di collaborer ak ñoom kenn joxu ko yat pour muy duma parce que fii kenn du fi duma kenn defu ko boos bu tax muy nangu ay quota wala muy supprimer ay entreprise yu jàmbur ku ko neex may quota ku ko neex du may quota ñaata nit la fi nangu seen ay quota wu imam Moustapha Niang quota wu Adja Binta Tandian léegi nombre ujaaj yooyu anañu kan moo leen yóbbu kan la leen jox moom moo ko yóbbul boppam wala dafa am ñeneen ñu mu ko jox Aziz Kébé moo bëgg a jàppe boppam star ci pèlerinage bi lii mu forcé ujaaj tey voyageurs yi di ko dagg ci ñoom ñu koy wax service plus arab di ko wax xidmatul idrafiya mais fan la ko teg mais loolu du obligatoire loolu amoon na droit ni ñun soxlawuñu ay matelas pourquoi mu forcer nit ñi ñu accepter loolu muy dagg ci chaque ujaaj lu ëpp 200 000 francs ci poche voyagistes yi nga xam ne ñëpp dañoo perte bi ci des mooy mu forcer waat leen ni kenn ku nekk balaa ngay dem Màkka dinaa xam sa package mais Aziz Kébé moom entreprise u nit ñi nga xam ni hôtel ya ñuy loué ñoom ñoo xam lañ cay fay mu ni leen bu sa package yu passé nangam doo organiser pèlerinage mais ndax lan parce que moom xam nañu système bi muy doxee bu jëlee hôtel une semaine Màkka lu mat ñetti vol daañu fa jaar parce que Médine parce que kenn du def Médine ñaari fan ci ñi muy convoyé da ngay ñëw fanaan la lendemain ñu yóbbu la beneen avion ñëw ñu fanaan la lendemain ñu yóbbu leen beneen avion ñëw fanaan la lendemain ñu yóbbu leen donc fu nit ki waroon a toog juróom-benn fan wala une semaine ñetti vol wala ñeenti vol dañu fay jaar dem ku dem sa morom ñoo remplacer la ci benn paiement bi ñu paye nombre de jours yi ci hôtel bi ñun Aziz xam nañu loolu moo tax depuis daaw ba léegi maa ngi demandé ñu auditer la Aziz Kébé dañu la war a auditer bi ci des mooy nga ni gars yi dañuy jaay ay star Aziz xam nga la mooy star mooy kuy fuqar ci xaalis nit ñi ci force yow yaa exigé ci billet avion Flynas bi jaayee ñu ko 1,290,000 francs yeneen compagnie yi ay Emirates ay Turkish ay Ethiopian di fayeeku lu matul 1 million yow nga teg ci presque 300,000 def ci ay frais yu ciy génn ay kit voyage ay nangam bépp ujaaj bu tukki ci Flynas daaw dagg nga ko ñaar fukki junni pour jox ko ñaari valise ak benn sac amul kenn ku am valise amul kenn ku am sac ay benn nit nga jox ay benn sac wala ay benn valise ñun kit voyage nga ñuy jaay kit voyage mooy ñaari valise yu 23 kilos ak benn sac bu 10 kilos mais loolu respecté woo kon yow yaay jaay star ci pèlerinage bi yow yaa bëgg a def sa bopp star ci pèlerinage bi nga ni ñiy def seen bopp star dañu la bëgg a décrédibiliser non Aziz bu ñu waxantee li am na yow yaa taxaw ci décrédibiliser kilifa yi nga xam ni dañoo liggéey góorgóorlu ba taxawal ay agence nekk ay kilifa di liggéey ci pèlerinage bi nga taxaw ci nangu seen teraanga
nga taxaw ci humilier leen kon yow yaa bëgg a jaay affaire star ci biir pèlerinage te loolu du jàll kenn jéemu la décrédibiliser Aziz say action ñoom ñoo la décrédibiliser parce que nit ki boo ko laajee xaalisam te joxoo ko li nga ko wax boo ko forcé ci génn xaalisam ci loo xam ne mënoon naa ñàkk nga exiger ko loo xam ne kenn sant la ko ma ni bu ñuy wax ku amul crédibilité kenn tegu la ko yaa koy teg sa bopp li ñu wax dafa am aj màkk gi Aziz Kébé billaahi moomoo ko te voyage privé yi nañu gën a maintenir seen action bi ñu nekk ñu xool ba xam di nga dem màkk wala doo dem màkk parce que li nga nekkee ñun ñoo la ci bàyyi du ñu nangu mukk benn nit bu ñu dénk aj màkk gi mu bëgg a jël agence yëpp rendi leen ku la kanamam neexul nga nangu kotaawam ku amal benn coow bu ndaw menacé ko pour nangu kotaawam mais quota yi ngay nangu yëpp nombre boobu anamu xanaa yaa leen di convoyé nee naa la suñu ñaar fukki junni yi faw nga delloo ñu ko parce que joxoo ñu saak joxoo ñu valise noppeeguñu ci loolu il faut ñu auditer xidmatul idaafiya bi muy service plus bi ñu ni déet nga créer benn portail national ku dem daaw jéeg yëpp ci yam faw nga verser 5000 francs moo xam nga def vaccination moo xam defoo ko bi ci des ujaaj yi ngay yiy dem màkk ci commission nationale te du ñu am ay tànt ca mun naa mais def ci ay explication Aziz gis nga le Firawna waxoon ay nitam du ñu nangu kenn di ñu ko wax fi démocratie tollu tey fi ma xool dong ngeen di xool li ma gis dong ngeen di gis non loolu moom xewi na loolu ab président sax du jiite noonu am réew waxuma laa koo xam dañu la ne délégué yow dañu laa délégué ay quelques pouvoirs pour nga ànd ak ñi organiser pèlerinage à la Mecque man am naa quota awma quota samay morom yu bëri amuñu quota te ñoo la gën a xam aj pourquoi képp koo xam ne du la wax lu la neex doo ko jox quota pourquoi képp koo xamante ni Ourey Thiam mi ngay taxé parce que boo nee benn journaliste bu jigéen boo xamante ne bii day collaborer ak ñun parce que dafa bëgg ma yokkal ko quotaam Ourey Thiam defu la dara Ourey Thiam par contre daf laa nëbbal ba am na ci voyage yi ñu ko doon attaqué sax di ko tam foog ni day collaborer ak yow effectivement dafay collaborer ak yow mais ci liggéey bu set dong la nekk tey moom ngay taxé tey passadi bu sekk ngay taxé tey ñoom démbato mais délégué ñooñu bi ñuy dem màkk xama woon yoonu màkk bi ñuy convoyé ay nit xama woon yoonu màkk ñun nag toujours ay sentinelle lañ aj màkk gi du ñu nangu kenn ku ko yàq du ñu nangu kenn kuñ ci teg lu ñu mënul du ñu nangu kenn foog ni yow yaa ko moom encore une fois dañuy demander président de la république bu fekkee bëgg na honorer pèlerinage ñeel waa Sénégal faw mu wàcce Aziz Kébé mënatul yóbbu nit ñi màkk parce que instant bi xolam ak xolu voyage yi moo dëppootul moo mënatul a nekk pour muy ànd ak ñun ñuy dem màkk dafay wàcc aj gi sëngéem na aj gi yàqu na aj gi li ci lëndëm dafa bëri gestion bi baaxul aj gi ma ne gestion bi baaxul aj gi njuuj njaaj gi dafa bëri njuuj njaaj mënut a passé nga demander nit ki 100 000 francs pour jox ko kit voyage ba léegi indiwu leen benn valise sans compter nag njuuj njaaj gi am ci restauration yi ay millions ay centaines de millions yoo xamante ni bi dañ koy njuuj njaaj ci diggante ay nit maa signé wu ma mais ku signé ku nekk yaa ko jox délégation bu tax mu signé yaa ko jox pouvoir bu tax mu signé ñu ngi interpellé président Macky Sall ñu ngi interpellé ministre Amadou Ba mi nga xam ne mooy ci suufu tutelam nga nekk ñu ngi interpellé kilifa yi diine yi nañu bàyyi di def intervention ci loo xam ne loraange ujaaj ji la président Macky Sall na tegg ci bopp pèlerinage bi Aziz Kébé teg fi keneen loolu rek mooy li mënut a ñàkk ngir aj gi normal bras de fer bii ñu nekk moom mënuñu koo def mukk continuer ak di war a dem Makka ci diggante Aziz Kébé ak voyage si il est temps ñu changer ko kon donc maintenir leen ci fi ngeen nekk ay chef d'entreprise ngeen ay jullit ngeen da ngeen di jaamu ji yàlla di yóbbu ay nit yi jaamu ji yàlla doxalin wu jubul doxalinu jaay doole doxalinu nappaate bu mu leen xotal benn yoon des leen ci fi ngeen nekk am courage am fit affronter Aziz Kébé parce que moomul pèlerinage gi encore une fois ba naan damay nangu samay quota Aziz amoo quota yow quota bi gouvernement moo ko moom ni la jox ko nit ñi yow li ma mën ci aj danga koo man li sama morom mën ci aj danga koo man li laay war a si joxal nit ñi quota yi ñu liggéey da nga bàyyi quota yi ngay nangu ci ay nit te kenn du xam foo ko jëmale saa bu la neexee yow mel ni quota bi daal comme yow mu def sa tàngal maan def fraise ci sa poche saa bu la neexee génn màcc wala génn jox kenn non attends Sénégal ñun ñoo ko bokk réewu démocratie la aj màkk gi daf la dépassé comme daf la dépassé nañ ko jël ci yow jox ko ñu ko mën a yor
xale yi toll ni man ay téeméeri la dàqoo ñoo jàng ëppoo ñu xam-xam gënoo ñoo dégg arab gënoo ñoo maîtriser pèlerinage gënoo ñoo xam gestion te gënoo ñoo jub waaye ak gi nañ la ci teggi teg jox ko keneen ñu ko mën waaye parce que nag situation fi mu nekk nii te léegi bureau bi ubbi décembre janvier février mu ubbi ak situation nii lay continuer li laay war a suuli li tax ngay def interview à chaque fois xam nga ko mais ça ne passera pas yaa ngeen jëf mbokk yi yaa ngeen jëf